ci ñoom muy occasion pour man aussi wax dëgg yàlla ñu jaajëfal personnelu santé bi ci réew mi nga xam ne bi mbir mi tàmbalee ba léegi wane nañ xarañte ci seen liggéey ndax assistance bi ñu won ci nit ñi nga xam ne ñuy feebar nañ. mbokk yi le 23 mars 2020 le président de la République président Macky Sall déclaré woon état d'urgence ñu instauré couvre-feu pour que ñu mën a téye feebar bi. C'est vrai que départ bi ñun ñëpp dañ ko doon jàng comme ni ko réew yëpp doon jàngee feebar bi course la bu gudd ba tey ba sànq ñi ngi ci daw te yegsee guñ ci cëppaandaw bi waaye li nga xam ne lii ñu ngi koy diglee te mu reste ba léegi ni mooy na fexe ba nit ñi di s'orienter di wut masque bu ñu nekkee ci endroit yoo xam ni dañ ci nekk surtout ak mbooloo di raxasu régulièrement ak saabu wala gel hydroalcoolique liggéey boobu am na solo mi ngi continuer di am solo ndaxte kat virus bi nga xam ne bii moo waral feebar bi di lëmbee àddina mi ngi waat fii te demagul te mi ngi continuer di law chiffres yi nga xam ne yi ministère de la santé bés bu nekk mu génne ko war na tax kenn ku ci nekk taxawaat seetlu ci bésu tey bu ñu xaymaa li ñu tàmbalee ba néega ni lu mat fukki junni daanaka ak juróom-ñeenti téeméeri nit ñoo jotoon a jot ci feebar bi ci ñooñu ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom jot nañ ciy ñàkk seen bakkan loolu bu ñu ko xoolee xool par région parce que Sénégal fukki région ak ñeent la liñ ci jàpp mooy Dakar moo ci jiitu ndax Dakar am na 8085 cas juróom-ñetti junni ak juróom-ñett fukk ak juróom maanaam ci lim bi mu wax léegi nii téeméer bu ci nekk juróom-ñaar fukk ak ñeent région de Thiès moo ci topp ak junni ak téeméer ak ñaar fukk ak ñett téeméer bu nekk am na ci fukk région de Diourbel nekk 3e position téeméer bu ci nekk am na ci juróom-benn ndax juróom-benni téeméer la am juróom-ñett fukk ak juróom-ñett région de Ziguinchor nekk en 4e position ndaxte am na ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent maanaam téeméer bu nekk am na ci ñaar ak genn wàll wala boog ñaari téeméer yu nekk am na ci juróom bu ñu defee xool chiffres yi nga xam ne moom la ñu am ñeenti région yooyu rek ñoom li ñu am ci feebar bi dem na ci fukki junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom daanaka ñeenti région yooyu téeméer nit yu feebar yu ci nekk juróom-ñeent fukki ak ñetti foofu la ñu dëkk te it baax na am na solo ñu préciser leen que feebar yooyu nombre boobu mu am lu ëpp juróomi fukk ak juróom ci téeméer bu nekk amuñ ñeent fukki at donc feebar bi au départ dana wax ba ngi lay dal waaye chiffre yi li mu ne mooy day dal également ndaw yi léegi waaye bu ñu xoolee ñi ciy ñàkk seen bakkan à la date du 5 août maanaam bërki démb bi ñu xoolee chiffres yi total 213 personnes yi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ñaar ñi ñu mën a woole ndaw maanaam ñi amul ñaar fukki at ñoo ci ñàkk seen bakkan juróom-ñett ci ñi nga xam ne ñi am nañ ñaar fukk ba fanweeri at ak juróom-ñeent donc boo xoolee ñi nga xam ne ñi ñoo ëpp ci ñuy feebar muy ndaw yi amul ñeent fukki at ci juróom fukk ak juróom yooyu mu wax % fukki nit ñoo ci ñàkk seen bakkan suñu jëlee ñi nga xam ne ñi ñoo gën a mag maanaam ñi am diggante ñeent fukk ba juróom fukki at ak juróom-ñeent ñeent fukki nit ak juróom ñàkk nañ ci seen bakkan ci 213 personnes suñu jëlee ñi nga xam ne ñi ñoo gën a mag maanaam ñi nga xam ne ñi wees nañ juróom benn fukki at mooy ñi ñu wooyee suñu personne 3e âge ñoom ñoo gën a paye tribu bi ci gën a diis ndax ci ñoom ñàkk nañ ci téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett kon loolu su ma ko résumé waatee li ñuy wax mooy xale yi danañ feebar ñoo ëpp ci ñuy feebar mag ñi même bu seen nombre limé ñoom ñu ëpp fuuf ci li nga xam ne dañ ciy ñàkk seen bakkan donc loolu am na solo nit ñi xam ko ndax fukki xale ñoo ci ñàkk seen bakkan ci lu mat juróom benn junniy malade alors que ñaari téeméer ak ñetti mag ñoo ci ñàkk seen bakkan ci lu matul juróomi junniy malade donc loolu li mu wane wax dëgg ak jàpp naa ne leçon bu am solo la donc ndaw yi danañ feebar ni ñëpp di yóbbu feebar bi ci kër yi malheureusement di walla mag ñi di ci jógee di ñàkk seen bakkan kon nag loolu wax na kenn ku ci nekk nga nekk ndaw surtout war nga ci am prise de conscience xeex bi mu tàmbalee Sénégal def na ci jéego yu am solo gi fàttaliku ngeen état d'urgence bi wàññi circulation limiter circulation bi nga xam ne moom la nit ñi dañ def limiter circulation des personnes
des biens, instaurer couvre-feu, tëj école yi université yi ak yeneen jàngale lieu yi ñu jàngalee interdire wala ñu limiter rassemblement dans certains lieux loolu lépp defoon nañ ko am na ba léegi sax ñuy wax ne am na njëriñ waaye bu ñu xoolee ni maladie bi évoluer aussi xam na ne am na njëriñ parce que peut-être bu ñu ko defutoon mën na am tey weesu na fii parce que ba léegi malgré wax yi muy bari ci juróomi région daanaka ci la feebar bi nekk ba les 9 régions ñoo partagé wu juróomi % yi nga xam ne yi moo ci des am na solo ñu wax ko ndaw yaa ngi feebar bien que des fois yëgun ko des fois sax duñ dem ci hôpital wala boog yàlla may na leen peut-être loo xam ne lii mi ngi ci seen yaram mën nañu faju waaye ñooñu ñoo koy jëlee ci mbedd mi delloo ko ci kër yi mag ñi li ci ëpp boo nekkee yenn mag génnuloo fu bari grand place la ñuy dem ñenn ñiy dem wala jàkka ji wala ci levée du corps wala ci ngénte waaye malheureusement gis nañ ne foofu la ñu koy jëlee buñ delloo ci kër ga ñenn ñi yéex a dem ci hôpital parce que bari na ci ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan parce que dañoo yéex a dem ci hôpital parce que la veille wala l'avant-veille la ñuy dem hôpital ñu ñàkk fa seen bakkan kon lii dafa war a interpeller ndaw yi parce que ñi ngi feebar interpeller leen parce que ñi ngi wàll mag ñi pour ñu jël ci prise de conscience moo tax fépp koo xam ne fii ndaw dafay daje ñu war fa jël ay mesures yoo xam ne yii dina am solo donc heure bii du ñu nekk di werante du ñu nekk di ñuy polémiquer dañu war a jël ay décisions yoo xam ne yii dana mën a aar nit ñi ci feebar bi. Sénégal nag yàgg nañoo wane ne bu ñu àndee ñun ñëpp mën nañoo xeexandoo te am nañ yaakaar ne dès le départ defoon nañ ko ensemble c'est vrai que remarqué nañ que depuis bi président waxee na nañu def mesure d'assouplissement yi am na ñoo xam ne ñii peut-être wàññi nañ ci taxawaay bi nga xam ne bii moom la ñu amoon. loolu moo tax conseil des ministres àllarba bi passé 5 août 2020 ak réunion bi président de la république moom ci boppam jiite muy CNGE mooy comité bi géré donc affaire épidémie bi mu def ko démb président joxe ci ay direction yu leer ay ndogal ci li ñuy jël ay décisions avec effet immédiat bi ci njëkk mooy tere nañ bépp rassemblement ci li ñuy wax plage maanaam ci tefes gi parce que ku nekk gis na rawatina ci période tàngaay bi ni fa nit ñi di demee si rawatina nag ci Ndakaaru waaye fépp lañ ko tere nañu également rassemblement ci terrain sport yi ci espace public yi ak ci salle de spectacle effet immédiat maanaam bu ñu ko waxee dafay dogal bi day dal di dog tere nañu également toute manifestation sur la voie publique mooy maanaam procession yi ñuy def yépp ci voie publique bi réunion yeeg ngénte yi nga xam ne day génn ba ci mbedd yi dëj yi nga xam ne day génn ba ci mbedd yi yooyu yépp tere nañ ko à partir de maintenant rawatina nag ci région Dakar ndax niveau feebar bi fi mu ci toll. wax nañ également port obligatoire de masque maanaam takk masque amul duñ ci luñ ci négocier ak lu ñu ci laam-laame ci boo duggee ci say bureau boo nekkee ci service administration wala service privé fépp foo xam ne fii mbooloo dafay dugg ku fa dugg ku ne nekkoo yow dong war ngaa def sa masque. ci commerce yi maanaam marché yi ak boutique yi nit ñi dugg également ku fa dugg ku ne parce que takk sa masque moo lay aar mooy aar ki nga xam ne kii moom ngay jàkkaarloo. ci transport yi rawatina transport en commun muy taxi ak muy bus muy car njaga njaay ak lépp lu mu ci mënti tudd takk masque bi obligatoire la. ministre de transport moom aussi jëloon na arrêté wax ne kenn dootul surcharge oto yi maanaam oto yi nga xam ne ay car lañ dina am ay places yi nga xam ne ñi dañ ciy taxaw donc arrêté yooyu dañ ko wax nañ police ak gendarmerie pour ñu respecter ko scrupuleusement rawatina également ci nombre de places yi nga xam ni moom lañ permettre ci transport en commun yi ñuy wax taxi que ça soit clando wala yeneen taxi yi képp ku ci violé disposition yooyu ñu jël yoon dana la daan yoon nag li mu daan am na amende code des contraventions dem na sax ba tëj kaso am na ci tey ci suba waxtaan nañ ak directeur police ak haut commandant de la gendarmerie pour que ñu jël disposition yépp pour que contravention yooyu comme ni leen ko yoon permettre ñoom ñu mën ko appliquer. bëggoon nañu wax nag gannaaw jàkkaarloo bi tey que jël nañ suñuy matuwaay waxtaan nañ ak police waxtaan nañ ak gendarmerie pour que ñu mën a jël seen disposition ñu ngi leen di féliciter au passage ci liggéey bu am solo bi nga xam ne bii liggéey nañ ko. bi nga xamee ne bii rawatina ci période couvre-feu bi te ñu ngi koy continuer ndax barki démb rek police nee na verbaliser nañ lu ëpp 800 personnes yoo xam ne nekkuñu woon di takk masque parce que kenn ku ci nekk xam ne réew yoon la yoon moo ci dox. loolu moo doon kaddu yi nga xam ne gi moom laa bëggoon no weccu ak yéen maa ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu
interdiction des rassemblements au niveau des plages, des terrains de sport, des espaces publics et des salles de spectacle. Interdiction de toute manifestation sur la voie publique, spécialement dans la région de Dakar. Port obligatoire du masque dans les services de l'administration et du privé, dans les commerces, dans les transports. Respect scrupuleux des arrêtés du ministre des Transports relativement au nombre de places autorisées dans les transports en commun. Toute violation de ces dispositions expose son auteur à des sanctions pénales, pouvant aller de l'amende à l'emprisonnement conformément aux dispositions du Code des contraventions. Ainsi, des instructions seront données pour faire payer aux contrevenants une somme forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, c'est-à-dire au bureau des contraventions des commissariats de police et des brigades de gendarmerie, comme prévu par les dispositions de l'article 517 du Code de procédure pénale. En conséquence de quoi, et pour que nul n'en ignore, je voudrais insister sur le fait que toutes les dispositions utiles sont prises par mes services en rapport avec nos forces de défense et de sécurité que je félicite vivement au passage pour le travail remarquable opéré depuis le début de la lutte contre la pandémie du coronavirus pour que force reste à la loi. Je vous remercie.